loolu mu nekk loo xam ne métti nañu lool ndax journaliste liggéeyam moom mooy fu xibaar nekk te mu soxal citoyen yi ñu dem ba foofu taataan xibaar boobu vérifier ko togg ko defar ko ci anam yu mu gën a rafete jox ko askan wi ndaxte droit à l'information dafa nekk loo xam ne lu am solo la ci démocratie citoyen balaa moo nekk citoyen am information de qualité information boobu gis ngeen li xew ci réseaux sociaux yi ci yenn médias yi am na nu ñu koy defaree di nax nit ñi di leen indil ay jaxasoo ci seen xel yi journaliste moom la ñu dénk muy def liggéey bi di ko defar ba nga xam ne information bu mu joxe muy information buy jëriñ citoyen yi même bu nekkee du information bu neex waaye mu nekk information bu dëggu bu nekkee ci biir liggéey boobu sa bakkan def ci nar a rot loolu day ëlëm nit ñi te ñun jaaxal nañu lool li xew moom mooy journalistes yi dañoo nekkoon ci biir bus ànd ak benn candidat di dem mu amoon ay événement yu am fenn ci événement yooyu la ay représailles am ñu dem topp bus bi dal seen kaw gaañ ci ñu bëri ñun fii ci groupe Futurs Médias balaa ñuy ñëw ci position bi sax ñu ngi naan ma Habib Faye mi ngi ci ligne bi fi mu nekk amul réseau Habib ginnaaw bi ñu la masoo encore une fois ci li nga xamante ni moom moo xew question bi ñu leen di njëkk a laaj moom mooy d'abord ndax yéen a ngi ci kaaraange jamono ji jaajëf Chérif ñi ngi ci kaaraange jamono ji xel mën Habib Faye na dalal waaw Chérif maa ngi lay dégg bu baax Chérif Dia Habib yaa ngi may dégg Habib waaw Chérif Dia jamono ji ñi ngi ci kaaraange bu baax ndax ñi ngi ci loxo takk der yi gendarme yi mu mel ni kon jamono ji jafe-jafe ngir dégg Habib Faye nga xamante ni kon allo Chérif Dia fii na duna am problème pour dégg Habib xam naa incha allah dinañ ci ñëwaat kon Habib waaw Habib maa ngi lay dégg ndax ma ne ndax yéen a ngi ci kaaraange jamono ji waaw Chérif ñi ngi ci kaaraange bu baax jamono ji te ñu wax tamit ne suñu xel dalagul na ndax tamit ñi ngi ci loxo takk der yi di gendarme yi ci poste santé bu bootu ndax tamit boo xoolee gannaaw ba ñu attaqué lii di suñu convoi bi àndaloon candidat bi di El Hadji Issa Sall 27 journalistes la ñu woon maanaam ñaar fukk ak juróom-ñaar yi fi nekk juróom-ñett ci ñoom ku ci nekk am nga ay gaañu-gaañu te tamit yi ci gën di métti moo di ñaar ci ñoom am nañ gaañu-gaañu yu métti kenn ki tànk bi dafa mujjee damm keneen ki tamit kanam gi moom na métti na lool ba ñoom ñaar ñëpp évacué nañ leen jamono ji fi ñu toll nag moo di ci audition yi ndax boo seetee takku der yi ñoom seen liggéey la ñuy def ñu ngi auditionné journalistes yi ku ci nekk benn par benn di leen laaj mbir mi ana nan rek ñoom nañ lañ ko jàngatee nan lañ ko gisee maanaam fay lépp lu mam waaye jamono ji ñu ngi ba léegi fii ci biir poste de santé bi toog def teekaaral ñoom ñëpp di xaar ana nan rek la ñuy def ngir ñu mën a xool nan la ñuy tegoo waat ci yoon bi ngir dem rejoindre ak beneen convoi bi ñu signalé ne jamono ji mi ngi toll fële ca diwaanu Goudiri ci diwaanu Goudiri googee tamit benn membre groupe Futurs Médias mi ngi fa muy moom Daouda Diouf moom ñu fa nekkal pour le moment le temps que ñun ñi ak Ibrahima Khalil Sène mi nga xam ne gaañu na ba ñu yóbbu ko ci hôpital bi gën a jege fii ñi ànd ak Mbaye Diouf mi ñàkk moom matériel bi yëpp jàppal ne tam ba mbir mi tàkkee ndaw nañ jéem a xool nan la ñuy sauver suñu caméra ndax tamit moom mooy lu ñu mën a liggéeyee caméra bi rek lañ mujjee sauver mais li ci des jàppal ne lépp luy bagage bi journaliste am ci oto boobee yàqu na ndax tamit taal nañu ko ba lépp daal Chérif mënatuñu ko récupérer moo xamit ñi nekk fii ñi ci bëri ñoom tamit xaw nañoo janaxee waaye tamit takk der yi wax dëgg yàlla ñi ngi dalal xelu journaliste ñu toog fii encadré leen bu baax ndax boo seetee fii moom de l'ordre bi macha allah takku na bu baax ngir ñu gën a mën a nekk ci kaaraange le temps que ñu am beneen moyen boo xamante ne ni tey dinañu mën a yóbbu ci convoi bi nga xam ne Mbàkke la war a nekk jaar tamit ca diwaanu Koungheul war a mën a dem ca Matam ni ki tey ji fekk ji meeting bi nga xam ne moom candidat bi di El Hadji Issa Sall dina ko def Chérif Dia. ban diwaan ngeen nekk. ñu ngi toujours fii ci bootu moom moo féetee à 10 kilomètres de Tambacounda. 10 kilomètres de santé bi. ñi leen toppoon est-ce que mën nga ñëwaat encore ci li xew bisab tey bi.
fekk ni mu demee nii dong la jàppal ni tamit ci suba la ñu nekk ci diwaanu Tamba seen quartier général bi nga xamante ne fa la yenn ci journaliste yi fanaanoon ak tamit ñi di force de l'ordre bi encadré woon El Hadj Issa Sall ñoom ñooñee dañoo xëy ba ci suba daal mbir mi am na ñenn ñoo xamante ne gis nañ photo Macky Sall ñëw tamit bind fa pur mbir mi daal foofu la dooree ñii dañoo bind ñeene waroo leen faa mën a bind ñii di teppi ñii ne waruñoo teppi coow nag commencé fa jib ba coow bi commencé jib arrangé nañ ko tuuti waaye dañoo jékki-jékki def ay xeer di joole ci diggante boobu ba xeer yi joolee tamit ci noonee la benn militant APR ñoom ñu dogaale ko dóor ko ba muy bëgg a dee dem ko tamit wax dëgg yàlla ci la mujjee ñàkk bakkanam loolee metti lool militant APR yi nga xam ne ñoom ñoo féete ci diwaanu Tambacounda ñoom ñoo ñee tamit mujjee révolté wu takku ba dëgër ñoom jeunes yi ne convoi bu El Hadj Issa Sall dootul jàll ci noonee tamit ñoom ñëpp ñu jox seen de carte armé wu tamit de pierre seen xeet ku ci nekk di sànnante police ñëw na fa waaye tamit wax dëgg yàlla ba mu ñëwee moom moo commissaire police bi nga ne situation bi mënu koo gérer ci noonee tamit ci la takku dar yi nga xam ne nii moom mooy garde rapproché El Hadj Issa Sall yi jël mbir mi en main songu tamit xale yooyee nañu songante ci la xeex mi xaw a bëri police gendarmerie tamit ci la ñëw gën a mën a xàll yoon bi mais ba ñu xàllee yoon bi ñi nga xam ne ñoo di waa APR yi militants yi ñoom dañoo taalaat seen jakarta koj ñu ci yoonu parcelle bi ndax benn yoon kese ngay mën a jël foofee ba mu ko defee ñu embuscade wër ñi nga xam ne moom mooy convoi bi waaye convoi bi nag dafa jar commencé dox bàyyi journaliste yi maanaam ñaari oto journaliste yi ci ginnaaw noonu ba mu ñu bàyyee ci ginnaaw ci la nag mënatuñoo protéger suñu bopp ndax boo seetee amuñu benn matuwaay boo xamante ne mën nañoo aar ci noonu ci la ñu xale yi jàppee ak ay xeer Chérif di tojati oto bi suñu oto bi tamit des na tonneau mais yàlla dem na ci jàmm ko mujjul daanu waaye blessures yi ñoom ñoo ko bëri woon ci oto bi ñun ñëpp ñu jànnexe woon wax dëgg yàlla xawoon loo xam nekk loo xam ne métti woon na waaye te jëm nañ cee dund ndax lii expérience la waaye tamit bravoure wane nañ ko ci ñoom journaliste ku ci nekk dalal nga sa xel ba ñu demee ba egg fa nga xamante ni mooy ca diwaanu bootu bii ñu nekk nii ci lañ ne chauffeur bi mu wàccee ñi nga xamante ne ñoom ñoo fa nekk mooy suma tar ji te yàlla dogal na ni amuñu benn gaañu ñu ngi koy sant yàlla ñu jël ñi gaañu indi leen ci poste de santé bi ci kanam tuuti ñu def ci village boobee tudd bootu waa askan boobee tamit ñooñu teeru tatagal ñu Chérif denc ñu ci seen biir néegi tëj ñu ndax xale yi ñoom bàyyi wuñu woon dañoo continuer woon topp ak li nga xam ne moom mooy seen i jakartaay waaye ba ñu ñëwee ba ci côté bi yàlla def na ni gisuñu kenn ba ñu gisulee kenn xam naa ne nag ñu ne kon ñun mujj nañoo dem ndax oto bi dafa mujjee dugg ci poste de santé bi laqatuwaale ci noonu tamit ci la waa Dakar waa groupe GFM tamit def seen i mbir ba takku der yi ñoom ci seen boppam ñu fekk ñu fi nga xamante ne mooy ci diwaanu bootu localisé ñu aar ñu ba indi ñu ci poste de santé bi ñu toog jamono ji jërëjëf Abi Faye kon ñu ngi lay sant di la gërëm ci liaison bi nga xamante ni kon def nga ko di la masawu encore une fois yaak suñu naataango yi ngeen àndal yëpp foofu kon ca bootu di rafetlu également geste population bootu parce que nee nañ am na lu ñu ci gée Souleymane loolu jara saluer la également waaw loolu dañ koy rafetlu ndaxte taxaw nañ taxawaay bu rafet ñi nga xam ne seen bakkan dafa nekkoon ci xottu gerte ndaxte ci lu mu wax ni xale yi dañoo nekkoon seen moto Jakarta di leen topp te bu ñu jotaatoon ci ñoom xëj na dinañ dégg leneen lu dul lii. chasse à l'homme la donc loolu c'est extrêmement grave am nañ ci nag ay blessé nu mu ko waxee am nañ ci benn blessé yan ñàkk nañ ci tuuti ci suñu matériel waaye matériel du dara ndax bu ëllëgee mën nga ko jëndaat waaye bakkan bu demee dootul ñëwaat ku blessé am na nu muy mel tamit dina nekk lëgët ci moom ba muy dee te loolu dafa nekk loo xam ne ñun diis na si ñun lool donc dañu massaw ñi nga xam ne ñoo ci am ay gaañu di feddali suñu taxawaay ci seen wet ndaxte ñun matériel amaluñu importance seen sécurité ñoom ak seen intégrité physique ak seen jàmmi xel moo ñu ëppal solo téeméer junni yoon tey jii nag am nañ ay blessé ñu gaañ ci seen yaram waaye surtout am nañ ñu blessé ci seen xel ndaxte lii dootuñu ko fàtteeti ndaxte vraiment da leen di traumatiser te loolu ñun loolu dafa nekk loo xam ne vraiment daf ñu metti lool ba tax na daal am na yenn yoo xam ne dañ ci waxtaan bu si kanameen tuuti gannaaw bu réaction bala ñoo ñëw ci matukaay réaction aussi Alioune Badara Fall directeur publication bu l'Observateur yéen it amoon ngeen ndaw loo xamante ni toppoon na candidat bu Biti Pur mu vivre moment yi nga xamante ni kon muy lu métti fële ca Tambacounda ban làq leen ca bootu comme ni ko Abi waxee noo mën a comprendre ngay ñuy cibler ay journalistes ci jamono ju mel nii comme ni ko Souleymane waxee jug ngir daal di jox information askan wi. jërëjëf Chérif
moi je suis triste ndax bu fekkee yegg nañu foofu ci niveau de violence bi c'est parce que y a problème ba ñuy dàqee ay nit waxuma journaliste sax mais ay nit ci wàllu campagne électorale ci wàllu PTO ñu mën ci di ci xeex ba di ci jam paaka nit ba mu ciy dee ñu ciy taal ay oto di ci gaañ ay nit y a problème journalistes yi nag seen liggéey la ñuy def y a des risques du métier mais quand même les gens sont allés trop loin ba di def chasse à l'homme ba ñuy dàq ay nit bañ leen di tëj pour ñu mën a rëcc mu nekk nag loo xam ni man dama koy métti lu lool ndax ay ndaw ñoo demoon sur le terrain uniquement pour ànd ak benn candidat ngir li muy wax ak askan wi ñëpp mën cee jot mën cee jariñ bu fekkee ne dañuy dem ba yegg nag ci yenn situation yi la question qu'il faut se poser mooy est-ce que jarati na ko. ëpp solo mooy ñi nga xam ni deele nañ ci mbir mi ñu masawu leen jaale rek ñu ci am ay jafe-jafe ay wàllu blessé ñu ñaan yàlla mu fëgg seen bopp ba ñu génn ci ak jàmm mais li nga xam ne daal moom mooy li am solo mooy ay doomu aadama yu ñu sëkkatal te seen yoon new si lu dul def seen liggéey nettali ñu war a mën a yegg ak ñoom ba foofu je pense que am na jafe-jafe yu am te war nañ ko saytu ndax campagne bi jeexagul. genn wàllu campagne bi sax demagul. donc war nañu mën a taxaw seetlu li ñuy def ci wàll yëpp ñu def ay enquêtes yoo xam ne dinañu permettre ñu xam li nga xam ni moom mooy fi ñuy mujjee ci mbir mi ndax rafetul ñuy def yenn affaires yi te fekk mu nekk loo xam ni dafa safaanoo ak dëgg safaanoo ak yoon encore une fois maa ngi masawu ñi nga xam ne am nañu ay blessures ci yëf yi di masawu également ñi nga xam ni vraiment am nañu gaañu am nañu ci gaañu am nañu ci xam ne faat nañ ñàkk seen bakkan mu nekk loo xam ne tamit lu jaral lu tiis la ndax commencé wul fii boobu ba léegi campagne yi ñu commencé ak léegi gis nañu ne am na ay jafe-jafe ci wàllu sécurité. Souleymane kon ñu ñëwaat ba léegi ci yow yaa ngi ko doon wax sànq am na ay matukaay yoo xamante ni groupe Futurs Médias jël na ko en attendant ñu koy wax ay mesures provisoires. balaa may dugg ci mesures yooyu dama bëggoon fàttali ñaari mbir benn bi moom mooy suñu journalistes yi ñi nga xam ne ñoom ñoo ànd ak candidat bii di El Hadji Sall ñu koy tuddee Issa Sall bi campagne bi tàmbalee ba léegi ñu ngi ñu woo di jàmbat condition yi nga xam ne ci yooyu condition le journaliste yi di liggéeyee rawatina ci anam yi ñu leen di transporter oto yi ñu leen di dugal métit yi ñu àndee nombre de personnes ñuy dugal ci oto yi ak yi ni mel qualité oto bi ci boppam beneen bi moom mooy dégg ngeen léegi li Habib Faye wax bi incident bi amee ñoom ñi ngi woon ci gannaaw ndax seen oto mënul topp cortège bi te bi affaire bi amee cortège bi continue na dellu si wuñu te ñun lu ñu yëgagum ba léegi déggaguñu pur wax ci incident bi wala masso journalistes yi pourtant journalistes yi ñoom la ñu couvrir ñoom la ñu àndal donc loolu dafa nekk loo xam ne bëgg nañ ko souligner duñ ci tirer conclusion nag waaye bëgg nañ nit ñi xam. loolu priorité au direct ñu ngi naan ma ministre de l'intérieur mi ngi ci buumu jokkoo gi Aly Ngouille Ndiaye monsieur le ministre ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay. yaa ngi en direct ci télévision Futurs Médias ñu bëggoon a xam ministre de l'intérieur bi nga doon yor kaaraangeeg réew mi ban déjà gis-gis nga am ci li xew ci Tambacounda tey. waaw jërëjëf maa ngi leen di nuyu seen auditeurs yi di wax ne li am Tambacounda wax dëgg yàlla ñi ngi koy regretter d'abord ndax bi campagne électorale bi tàmbalee ba léegi nii lii moo nekk peut-être la première victime yi nga xam ni yii ci manifestation entre différents partisans des candidats la amee on a eu certes am nañ ay bakkan yu rot mais ci accident de voiture lañ ci amoon ba léegi nii kon malheureusement bi ci njëkk am tey mi ngi am ci suba Tambacounda diggante ay militant wu Benno Bokk Yaakaar ak militant wu PUR muy loo xam ne lii ñaawlu nañ ko trop parce que waxoon naa ko ci njëlbéenu campagne bi
nee naa juróomi candidat normalement dëkk bu gën a ndaw sax bu leen neexee war nañ ko mën a nekk ñoom ñëpp def campagne électorale te kenn du laal sa morom donc loolu mooy vraiment du yow lu ñuy regretter ñi appeler au calme pour que kenn ku ci nekk xam ne war nga mën a def sa campagne wax say nit li nga xam ne lii mooy sa programme ak yeneen Sénégal yi fa nekkul pour que bu bés ba ñu woteel donc incident boobu wax dëgg yàlla rafetlu wuñu ko dara rafetlu wuñu ko surtout nag militant bi nga xam ne bii militant Benno Bokk Yaakaar la am ku ko jam paaka parce que bu ne jam paaka ça veut dire que ki ko jam amoon na arme te loolu aussi dañ koy tere rawatina ci jamono ji ba pare ensuite malheureusement beneen incident aussi amati na parce que bi nga xamee ne bii loolu am na convoi wu biir bi muy génn aussi dafa amaat koo xam ne kii dañ ko mbëkk mu ñàkk bakkanam ci yoon bi te taxawul sax pour xool lu ko dal loolu aussi muy loo xam ne lii wax dëgg yàlla ñu ngi koy ñaawlu di profiter ci occasion bi pour wax nit ñi nañ dellusi ci calme def nañ une semaine de campagne électorale. ñu bàyyi kenn ku ci nekk mu développer say argument wu doole. mais bu weesoo condamnation bi monsieur le ministre lan moo ci war a nekk taxawaayu état parce que aussi ciblé nañ ci ay journalistes ba dégg nga ñu ne am na ci gaañu est-ce que force de l'ordre aussi doy nañ doy goo xamante ni lu mel nii doon ko mën a moytu. si force de l'ordre yi moom doy nañ ëpp na fuuf li nga xam ni tàmm nañ ko am bu force de l'ordre doy doon tey yaakaar naa ne journalistes yi fa nekkoon danañ wax leen tey danañ wax lu ëpp benn boo xam ne bii dañ ko rey uniquement ci xeex ak sànnantee xeex loolu moo tax force de l'ordre daal ñu interposé wu c'est vrai que am na des journalistes yoo xam ne yii am nañu problème après man ci ñi nga xam ne ñi ma woo journalistes yi nekk la sur place lañ ma wax mooy di convoi bi demee parce que y a eu wax na à la sortie benn accident convoi bi daw dem peut-être que ñoom ñoo mujj woon donc ci seen oto parce que manifestement bu ne seen oto mu mujj woon mën naa ko comprendre aussi parce que souvent noonu lay demee mais lu loo xam ne li en tout cas rafetlu wuñu ko waaye état bi également du seetaan loolu il faut que ça soit très clair la police et la gendarmerie jot nañ instruction pour non seulement rétablir l'ordre tout mais pour xool ku def ñaawteef boobu te buñ ko ñu ngi koy topp te buñ ko gisee force restera comme ni ñu ko waxoon à la loi. est-ce que ci wàllu enquête kon mën nga ñoo xamal ni am nga lu ngeen ciy def pour mbir yi leer. si actuellement déjà tàmbali nañ ko au niveau de Tamba parce que nee naa la déjà ñaari problème la benn bi mooy ki ñu rey ci biir dëkk bi beneen bi mooy ki nga xam ne kii bi ñuy génn donc lañ ko fiir mu ñàkk bakkanam. Souleymane ABF bu ngeen amee question aussi pour le ministre de l'Intérieur. waaw mais xanaa laaj ko rek à l'avenir nan la ñu war a taxawee pour que genre situation yi bañ a posé wu. ndax campagne bi soreegul boobu sore mais gis nañu ni souvent dafay am des velléités d'affrontement et des chauffourées. oui c'est-à-dire que ñun li ñu ciy wax rek mooy un appel au calme parce que am nga juróomi candidat te les chances ñu daje ci benn dëkk sax bariwul kon kenn ku ci nekk war na mën a woo say candidats à la retenue say militants à la retenue parce que xeexoo bi dara jaru ko fi donc c'est d'abord un appel kenn ku ci nekk appeler say militants à la retenue muy doon aussi loo xam ne nit ñi gëm nañ ko parce que mënoo appeler à la violence ba pare appeler à la retenue nañ appeler à la retenue kenn ku ci nekk dem jaay sa programme Sénégalais yi duñ ko mënee jënd ñu wan la ko le 24 février. waaw monsieur le ministre bi mu la déggee léegi dafa mel ni sa biir wax ministre de l'intérieur mooy wax waaye en même temps responsable APR mu ngi wax ndaxte. non je vous corrige tout de suite. bàyyi ma eggali parce que. non du ma ko bàyyi sax bi nga waxee lu jëm ci victime bi ak événement yi nu mu demee. dafa mel ni àtte nga ni. non parti bii la ak parti bii. accident bi tam bi nga ko waxee am na noo waxee ba mu mel ni benn parti nga jiiñ wala dafa daw ak yi ni mel ban garantie ngay joxe ni am na différence entre ministre de l'intérieur ak responsable APR. déglu ma xam nga bul jaxase man xam nga ne j'assume mes propos li may wax dafa leer xaw ma
dama ne la bu fekkee ne affrontement am na entre des militants ñu ne militant bi di gaañ tel parti la bokk c'est ça que je vous ai dit je vous ai pas dit qui l'a tué parce que xaw ma ko loolu mooy d'abord benn. Deuxièmement bi convoi PUR bi génnee Tambacounda am na ku ñu mbëkk ci yoon bi mu décédé kenn taxawul bu doon sa rakk la ñuy wax doo wax lu nga wax donc bàyyi leen di jéem bu nit waxee ngeen di jéem a jaxase ci biir wax. jaxase amul si monsieur le ministre. non question la rek xam nga. on parle de vos déclarations et puis on pose des questions. Non, vous ne parlez pas de mes déclarations, vous essayez de les interpréter à votre manière. Absolument pas. Ok. Absolument pas, monsieur le ministre. Voilà. Question la rek monsieur le ministre xëy na laaj. Non, c'est pas une question. Ah si. Vous avez interprété à votre manière te li ma wax Sénégal yëpp bëgg ko dégg. Absolument pas. xëy na dernier message rek bala ñu la bàyyi monsieur le ministre de l'intérieur kon Aly Ngouille Ndiaye mi yor kaaraange réew mi yu mel nii est-ce que comme candidat yu bëriwut jox leen aussi ñu leen aar ci wàllu sécurité état bi mu gën a officiel gën a professionnel gënut. non loolu c'est-à-dire que d'abord mënuñu fu meeting di dem ñu encadrer ko par des forces de sécurité. Par contre l'instruction qui a été donnée mooy fépp foo xam ne fii tey candidat moo ngi fay meeting na fa force de sécurité taxaw pour d'abord discuter avec les plénipotentiaires et intervenir. Ici c'est différent fii nii li fi am bokkut ak meeting fii li fi am ci caravane la woon yéen ñëpp xam ngeen ni ci caravane parce que def nañ ko un appel au début de la campagne. Souvent lii jafe c'est maîtriser les jeunes maîtriser xale yi sax ñi nga xam ne des fois sax seen yoon nekku ci loolu mooy problème bi am ci caravane donc li ñuy wax mooy na nit ñi appeler au calme leurs militants. jërëjëf c'est surtout ça qui est important. faut les appeler au calme parce que kenn ku ci nekk nag war ngaa mën a wax say militants ni calme parce que fu ay xottante affiche sànnante xeer loolu lépp amul benn njëriñ. jërëjëf. jërëjëf ñu koy sant kon di ko gërëm moom Aly Ngouille Ndiaye moom mooy ministre de l'intérieur moom la dénkoon kaaraange bi réew mi am na lu mu wax kon ca la xew ca Tambacounda Souleymane ba léegi rek ñi ngi ci réaction yi di ko condamné muy lu garaaw ciblé ay nit rawatina ay journalistes yi nga xamante dañoo jugoon ngir def seen liggéey wax nga ko sànq groupe Futurs Médias bokk ci journalistes yi nga xamante ni ay victimes lan ba tax ay matukaay yu ñu jël. waaw matukaay yu ñu jël yi benn bi moom mooy fu mu nekk nii. condition sécurité yi nga xam ne journaliste mën na ci liggéey ci xel bu dal ñun jàpp nañ ni journalistes yi nga xam ne ñoom ñoo ànd ak délégation PUR bi fu mu nekk nii mënuñu ko garantir gannaaw mënuñu ko garantir te ñun dañoo am ñu gaañu ci événement yi ba pare traumatisé ñun dañoo yaakaar ni lii gën moom mooy ñu indiwaat leen Dakar ñi àndoon ak moom ñu indiwaat leen Dakar. bu ñu leen indiwaatee Dakar dàqul candidat PUR mi nga xam ne mooy El Hadj Sall fu mu dem te ñu am fa suñu correspondant wala suñu ay collaborateurs. dinañ couvrir ay événements am. soo ma mënee may rek nee nañ ma Babacar Thiaw la tudd moom mooy numéro 2 bu PUR mi ngi ci ligne bi sëñ Thiaw ñu ngi lay nuyu. ñu ngi leen di fay. yow nga bokk ci parti de l'unité de rassemblement bu professeur Issa Sall la xew ca Tambacounda kon ñu tudd ci seen ay agent de sécurité ba ay bakkan rot fii dégg nga li ministre de l'intérieur wax ñu bëggoon rek ñu xam yéen waa PUR déjà situation bi nu ngeen ko gisee. waaw xam nga mbir mi moom man li ma gëm moo di ne c'est un piège parce que même zone bi ñu ko defee sax c'est bien choisi. affaire bi dañu wax ni xale yi ci suba dañu jote woon ci ay affaire affiche waa Benno Bokk Yaakaar ak waa PUR ñuy coowaloo ci yaa taf ci sama kaw affiche ak yaa peinture sama affiche ak et cetera et cetera il paraît que coow yi loolu la woon ñun nag nekkuñu fa woon parce que bokkuñu woon fu ñu dal alors ñu wax ni dañ ci jam benn xale mais gis nga li lay wax ni complot la avant loolu di am. journalistes yi wax nañ ñu ne ñoom dañoo attaqué journalistes yi man nag li ma ci déduire mooy loolu mooy dañu doon bañ journalistes yi filmer ay scènes pour que au moins ñu mun a xam li xew lan la donc il fallait ñu chasser d'abord les journalistes avant ñuy def affaire bi nag ba pare wax ñi waa PUR ñoom ñoo poignardé ki nga xam ne ni moom moo faatu. mais imagine gis nañ aussi seen sécurité bi ak seen i jaase ki ngànnaay.
non c'est-à-dire que kenn ku nekk am na loo yor pour en cas où ñun yoruñu ay fetal yoruñu ay armes à feu te ñoom lu ne yor nañ ko d'ailleurs on a vu les vidéos avant campagne bi di commencer. Donc il ne faut pas. Mais personne n'a dit que waa PUR ñoo rey ah. Personne ne l'a dit. Non ñoom loolu la ñuy véhiculer. Non mais non putain. ñoom loolu la ñuy véhiculer maintenant première chose donc retenez ça d'abord ensuite bi ñu waree génn la police ñëw bloqué ñu bi ñu la police bloqué ñu ne leen ñun nañu génn pour que au moins comme affaire yaa ngi nii coow laa ngi nii ñu ngi sànni ay xeer bu ñu génnee ñu taxaw lu ngeen bëgg ñu waxante ko ak yéen ñu bañ. bloqué ñu pendant plus de 30 minutes le temps ñu bloqué ñu xale yi di gën a bari di ñëw di ñu sànni ay xeer et jusqu'au moment où je vous parle du sax benn grenade bu la police sànni leen suñu éléments yi ñoo doon essayer di leen repousser. dafa mel ni am na keneen ku faatuwaat ci yoon wi bi ngeen di dem noonu. naka. ma ne ki faatuwaat seen oto bi dafa fauché benn nit aussi ba mu faatu te ñàkk taxaw gi gis nga sànq ministre bi ñaawlu na ko. suñu oto dafa fauché benn nit. waaw. si cortège loolu nekkuma ci au courant loolu yaa ma ko wax. non ministre bi moo ko wax ministre de l'intérieur wax na ko sànq beneen bi aussi moom mooy kaaraangeeg journaliste yi monsieur Thiaw parce que apparemment seen caravane yi aussi est-ce que yéen a ngi nemmeeku journaliste yi xool ci li nekk ñi nga xamante ni ñoom ñoo topp seen caravane bi. c'est-à-dire wax nañ ñu ne loolu jot nañu ay information ci ne ñoom dañu toj oto boobu dañu ko lakk mais wax nañ ñu ne journaliste yi. gendarmerie ñu ngi leen di sécuriser loolu moom jot naa ko. mais est-ce que nemmiku ngeen leen. waaw mais may ma développer d'abord. pour que sénégalais yi xam ni c'est un complot man c'est ça d'abord qui m'intéresse ci affaire bi ba pare. bu leen neexee nag suñu paree ñu dugg ci détails yi. allez-y. yaa ngi dégg. donc ñoom ñu bloqué ñu pour que xale yi mën a regrouper wu pour ñëw agresser ñu bloqué ñu. il a fallu ñun ñu def demi-tour pour ut beneen yoon pour échapper xale yi. mais terewul xale yi jot nañu organiser wu jël ay jakarta xaar ñu ci yoon bi agressé ñu ak ay pierres ba on a eu beaucoup de blessés voitures yi aussi oto yu bari dañu ko tojate. bon maintenant ñu ngi wax ni ñoom jël nañu ay pick-up ça aussi information bu ñu jot la mënuñu ko dëggal. jël nañu léegi yéen seen candidat fan la nekk jamono ji. sunu candidat jamono ji mi ngi Goudiri. nan la gisee également situation bi est-ce que àdduna ci. est-ce que. est-ce que àdduna ci ak ban état d'esprit la nekk. moom seen candidat mais xanaa ci mën a àddu parce que tamit kenn du nekk ci fitna. kenn du nekk ci fitna di àddu sur quoi que ce soit yéen tamit. loolu la. léegi journalistes yi nag est-ce que yéen a ngi leen di nemmeeku ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekkoon ak yéen ak aussi seen sécurité yéen a ngi koy jéem a garantir. de toute façon ñu ngi def li ñu man ñun nous ne sommes pas l'armée nous ne sommes pas la police ñu ngi def lu ñu man et Macky Sall est sous bonne garde alors qu'il est tout simplement candidat. jërëjëf donc yooyu mooy affaire su fekkoon ni ñoom boole nañ ñu ak yi ñu war a boole comme ni ñu ko defee avec le candidat Macky Sall kon xëy na yii yëpp du am. voilà pourquoi nit ñi ku mën a téye sa yàq nga téye ko ku mën a téye sa leneen nga téye ko parce que nous ne sommes pas sécurisés et c'est très normal. jërëjëf et nous savons tous que waa APR dañu violent. merci beaucoup ñu koy sant kon di ko gërëm moom Babacar Thiaw kon moom rek wax ci turu parti bi di PUR di parti de l'Assemblée moom complot la wax mais comme ay nit bakkan faatu na ci moom enquête on espère que dina am ba lépp daal di leer Souleymane ñu bàyyi la rek nga daal di wéyal li nga xamante ni moom nga doon wax. waaw donc ñun dañoo décider suñu journalistes yi ñu indiwaat leen Dakar candidat PUR fu mu dem suñu correspondant nekk fa dinañ leen couvrir. fu mu dem ñu am condition de sécurité nañ leen couvrir loolu nag mesure provisoire dong la bu ñu demee ba condition yi nga xam ne anam yi nga xam ne moom lañ soxla ngir topp candidat bi mën a couvrir ay activités am ci anam yu gën a sell bu boobaa nañ dellu xëj na sax du même équipe bi mooy dellu waaye dinañ dellu topp ko couvrir ci nu mu gën a rafetee ci campagne électorale am lu tax ñu jël décision boobu tamit bëgg nañu coordonner ak suñu ay partenaires muy syndicats yi nga xam ne ñoom ñooy taxawal droit journalistes yi muy organisation de la société civile yi nga xam ne liberté de presse ak liberté d'expression moo leen tax a jóg ñëpp a ngi waxtaan
pour xam ban taxawaay la ñu am waaye itam waxtaan ak suñu yeneen naatangoo yi nga xam ne ñu ngi woon ci bus yi ñu ngi woon ci ñaari oto yi nga xam ne moom la ñu attaqué parce que suñu naatangoo lañ ñu ñuy def war nañ ci waxtaan ak ñoom waaye en attendant ñu egg ci loolu bay xam nan la ñu def ñun ñëpp ensemble de façon coordonnée ñun dañoo décider indiwaat suñu ay éléments ñu ñëw dallu ñëw faju ñu dalal leen ba seen xel dellu si ñu doog leen mën a delloowaat wala illaa ñu delloo beneen équipe loolu ay mesures la yoo xam ne moom lañ bëgg a jël tekkiwul ni nag dañu boycotté kenn wala dañu bàyyi kenn wala duñu couvrir parce que ñun askan bi moo ñu tax a jóg du candidat yi ñoo ñu tax a jóg gis ngeen li xew nii dégg nga wax ji day dem ba si yàgg politique lay nekk. kii day jiiñ kële jiiñ kii waaye ñun loolu. bokk na ci waxtaan bi ñun loolu xam nañ ni politique moo ni demee dàquñu ko te amuñu si sax xel ñaar wala di si am ay xalaat wala di ŋàññi kii wala di ŋàññi kële taxuñoo jóg ñun lu ñu soxal mooy suñu ay éléments suñu ay journalistes bu ñu liggéey seen intégrité physique seen santé seen sécurité mooy suñu première priorité ndax nag amul benn information bu jar. nga jël sa bakkan bi teg ko ci xottu gerte. dëgg la donc ñu ngi rafetlu population yi li ñu def. ba aar suñu journalistes yi ak yeneen journalistes yoo xam ne ñu ngi woon ci fitna. waaye tamit ñu ngi woon ñëpp ci seen responsabilité. ci ministère bi lay commencer. dañoo am responsabilité assurer suñu sécurité. candidat bi dañu woo responsabilité am parce que. dañoo bokk ci caravane am. mënul wax ni mënul yore suñu sécurité. ñun ñoo ànd. bu ñu demee ba nekk ci yenn situation yi ñun ñëpp dañoo war a jàppale ñun ñii bu ñu fekkoon ñoom ñu am problème dinañ taxaw benn taxawaay boo xam ne kenn duñu ci xeeb. kon boog bu ñu def loo xam ne dañ leen ciy xeeb. ci seen diggante ak ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk seen caravane di def liggéey boo xam ne askan bi moo ko tax a jóg te liggéey boobu ndee sax askan bi moo ko tax a jóg ñoom dañ ciy gis seen bopp. ñu génnaat ci biti ba léegi nag Assane Diagne mi ngi ci ligne bi moom mooy njiital bureau Afrique de l'Ouest bu Reporters sans frontières maanaam rek lépp loo xamante ni àq ak yelleefu taskatu xabaar la ci àdduna bi ñoom ci la ñu yëngatu muy waa Reporters sans frontières Assane ginnaaw ba la nuyoo doyen ñu bëggoon rek aussi nga réagir ci li nga xamante ni moom moo xew ca Tambacounda ba ay taskatu xabaar am ci ay gaañu-gaañu. waa jërëjëf Chérif ci occasion bi ngeen ma jox li xew tey ji Tambacounda Reporters sans frontières daf koy ñaawlu ndaxte dafa nekk loo xam ni rafetul ci niveau bi ñu xamoon ci démocratie sénégalaise ñu ngi koy ñaawlu di masawu journaliste yi nga xam ni tey ji dañu dal ci seen kaw te defuñu dara lu dul def seen liggéey Reporters sans frontières mi ngi koy ñaawlu waaye ginnaaw ba ñu ko ñaawloo it du ñu yem foofu. Reporters sans frontières li muy laaj mooy lii ñi ko def ak fu ñu mënti bokke ñu def enquête yoon dal ci seen kaw d'une manière très sévère ba nga xam ni kenn du ko xalaat defaat ko parce que campagne électorale bi dafay doog a door rek. ñu ngi ci campagne dana am jour élection aussi kenn ñaanu ko mais ay tension mën na am te ñu ci bari bu ñu meree dañuy jóg ñu dal ci kaw journaliste yi donc lii occasion la. boo xam ne dañ ci war a profiter wuñ ñu dal bu baax ci kaw ñi ko def ba nga xam ni kenn du xalaataat fii ak li def ci campagne bi ak même bu campagne bi wéyee liggéeyu journaliste ci biir liggéeyam kenn dootu ci dal ci kawam di ko gaañ di yàq matériel bi muy liggéeyee. ñu koy sant kon di ko gërëm moom Assane Diagne ngeen dégg ko noonu teewal fi Reporters sans frontières fii ci Sénégal ngeen gis ni mooy organisation boobu at mu jot dañuy def ay classement te yenn saa yi ñu gis Sénégal position am xaw a doy waar ABF ci li Souleymane doon wax sànq mooy responsabilité gis nañ ni groupe Futurs Médias li ko taxoon a jug mooy leeral te lim fii ci ay nit yoo xamante ñoo topp candidat yi daanaka c'est le seul groupe fii ci Sénégal bu ko def muy wane li ñu taxoon a jug moom mooy leeral googu kon est-ce que aussi lii pouvoir public yi waruñ cee tirer ay enseignements ba mu bañ a amati. loolu kay je pense que Souleymane li mu wax dëgg la les moyens humains waxuma matériel mais moyens humains yi Futurs Médias def ci campagne bi je pense que bëriwul groupe de presse yu def loolu lu ñu toll. loolu ça veut tout simplement dire position groupe bi par rapport ak li askan wi yellool maanaam ni ñu leen war a informer mu nekk loo xam ne lu am solo la parce que campagne électorale nekk na lu am importance ci la vie d'un peuple d'une nation. ba tax na bu fekkee da nga nekk groupe de presse di yëngatu ci wàllu tas xabaar il faut que nga présent loolu moo indi Futurs Médias def ci des moyens conséquents pour que askan wi mën a jot ci information comme il se doit. léegi nag toll nañ foo xam ni dem nañu ba
en tout cas am na une certaine frange boo xam ni nekk nañ ci ay jafe-jafe ci wàllu kaaraange te defe naa ni nit boo amul kaaraange pour mu liggéey dina jafe trop ba tax na décision yi ñu jël mu nekk décision yoo xam ni c'est des décisions provisoires et c'est important de le dire on ne prend pas ces décisions là parce que dañu contre kii wala dañu ànd ak keneen mais tout simplement pour que suñu ay naataango suñu ay éléments mën a en tout cas à l'avenir nekk dans les meilleures conditions pour travailler. Par contre li ma jaaxal ba léegi mooy dama déggul benn arrestation depuis ce matin alors que il y a eu le ministre de l'Intérieur yi deux décès 2 morts te ba léegi kenn déggul lu jëm ci wàllu répression je le dis entre guillemets maanaam en tout cas lu dalal xelu askan wi ba xam ni nit ñi nekk nañ ci sécurité parce que campagne électorale aussi dafa am yoo xam ni daf ci greffé wu parce que mouvement de foule la mouvement de masse la xamoo kan mooy kan xamoo fu ñu jógee xamoo nu mu fay demee de telle sorte que su fekkee ni y a pas de prévention on ira toujours dans des situations pareilles c'est pas la première fois que des convois ñu leen di attaqué à Dakar fii campagne yi passée amoon na fi des trucs comme ça sur la VDN des trucs donc mu am loo xam ni aussi dañ ko war a di jàngat di jël ay matuwaay parce que c'est des situations qui se sont déjà posées mënuñu à chaque élection qu'on revienne à ce qui s'était déjà passé maanaam loo xam ne xewoon na fi muy xewaat de telle sorte que aujourd'hui les journalistes de façon générale ils se sentent pas en sécurité léegi bi may dugg fii am naa sama benn reporter bu ma woo ni ma en tout cas chaque 30 minutes woo ma ba xam ci lan la nekk mais c'est dramatique ci koo xam ne da nga war a def sa liggéey ak sa teyu bakkan Jules lii bu amut suite mu comme ni mu ko waxee ni impunité bi bu wéyee day dem ba impacté sax ci soppi yeneen candidat yi parce que bu nu amut état d'esprit bu clair duñ mën a liggéey def ko ni mu ko waree bañ a def dara dadul option parce que lu mel nii bu amee il faut mu am réaction des pouvoirs publics loolu benn fànn la bu ñu deful dara du loolu rek moom mooy conséquence bi moom mooy effet domino bu muy am bu boobaa ñëpp dinañ jàpp ni mën nga def loolu neex dara du la ci fekk te loolu day yokk violence waaye ca njalbeen la il faut ñu signaler ni discours yi ci seen bopp moom moo commencé durcir te loolu baaxul wax ji moo commencé dëgër te responsable yi war nañ delloo si waat seen xel ci loolu amul na kenn ku mën a génne boppam ci situation boobu parce que discours guerrier bi dañ ko tolérer trop mu ngi ci réseaux sociaux yi mu ngi ci médias yi bu dul ci médias yi tamit nit ñi ci seen biir ci ay meeting wala ci ay ndaje wala ci ay caravane wala ci ay doxantu ak yi ni mel wax jaa ngi dëgër muy ci pouvoir bi muy ci opposition bi kenn delleesuwul xel yi te loolu nag moom mooy ubbi buntu violence benn lay tàmbalee di dem yàlla na ko yàlla yemale fii yàlla na ko yàlla yemale fii waaye pour mu yem fii tamit il faut ñu delloo ci xel yi il faut ñu gën a rafetal wax bi ay responsable rek ñoo fi nekk parce que ku jóg ne da ngay bëgg jiite réew responsable nga am na yenn yoo xam ne waru la ci melokaan waru la ci toogin waru la ci kaddu waaye bu kaddu yi demee ba nekk kaddu guerrier boo ma dooree ma fayu dooral kii fayul fii maa la ëpp doole et cetera bu boobaa day indi ambiance day indi environnement boo xam ne dafa favorable ci violence ma dellu si waat ci ñun li nga xam ne moo ñu gën a soxal gannaaw bi ñu jaalee ñi nga xam ne ñàkk nañ ci seen bakkan seeni wayjur seeni ay mbokk dañ leen di jaale parce que ay victimes lañ ñoom tamit ku jóg di la dóor sax bu faatoo victime la donc dañ leen di jaal seeni ay mbokk waaye bu loolu weesoo ñun journalistes yi liggéey bu ñu def bi dafa laaj dal Alioune Badara wax na ko léegi métier bu nekk am na risque ñun suñu métier dafa am risque waaye risque bi dañ koy évaluer am na foo xam ne bu fa tolloo ñun duñu jël risque bi waaye tamit risque bi du ñun kese ñoo koy maîtriser ñoo koy contrôler ñi ñuy àndal dañ koy contrôler ñi ñuy liggéeyal ñi tax ñuy jóg di yeewu suba teel ñi tax ñu guddee tëddi ñi tax ñu jël ay matukaay yoo xam ne vraiment pour indil leen xibaar bu set wecc la ñooñ tamit il faut ñu contribuer
ci maîtriser risque seen wareef la sax ñoom candidats yi ñu assurer sécurité journaliste seen topp. c'est très important bu laajoon leen ñu jox leen ñu lekk ñu naan. c'est très important mais kaaraange moom mënut a ñàkk. xam nga journaliste yi. xam nga une caravane c'est un tout. xam nga tey li xew ni am na benn partie ni ñu relaté fait yi. am na benn partie convoi bi boo xam ni mucc nañu. beneen partie bi nekkoon ci ginnaaw moo rëccu comme ni ko waa ji waxee xëy na moom loolu mooy gis-gisam mais li ñu war a jàpp mooy que convoi dafa am fu muy commencé ak fu muy jeexee. ka ci nekk ca cat ba ca ginnaaw moo ki ne ci kanam ñoo war a bokk àtte de telle sorte généralement dans les convois ci caravane yi presque position bi ñuy nekkee. ci kanam sax la ñuy nekk. position bi ñuy nekkee yenn saa yi du nekk position bu favorable mais l'un dans l'autre situation yu mel nii bu posé woo man ba loolu ci suba ba léegi ñu ngi koy wax mais je pense que même les candidats qui n'étaient pas engagés à Tamba war nañu am discours bu ñu tenir par rapport à ce qui s'est passé parce que c'est des choses qui peuvent arriver ailleurs boobu ak léegi déggoo kenn ku ci wax à part ñi nga xam ni wax dëgg yàlla ñoom ñoo am métit bi mais nag loolu du li ëpp solo li ëpp solo mooy bu fekkee da nga nekk candidat di laaj réew am na yoo xam ni waru la mais am na tamit ay situation bu posé woo dañu war a dégg sa baat parce que dina dal xel ñi nga àndal dina dal xel ñi nga xam ne ñoom ngay jàkkaar lool ñu xam ne yëf bi élection la te après les élections le Sénégal day continuer mais li am ba am mooy que Souleymane l'a dit discours bi commencé na changer comportement yi commencé nañ changer te ci campagne lañ nekk li ëpp importance mooy le scrutin et après le scrutin parce que période yooyu également c'est des périodes extrêmement tendues et dangereuses li nga xam ne moom laay sàkku ci autorités yi mooy que quand même que les gens prennent leurs responsabilités face à cette situation-là que ñu waxuma la journalistes yi mais que nit ñi seen bopp que les populations et tout le monde que les gens se sentent en sécurité bu ñu continuer nii mais bu ñu demee élection sax nit ñi duñu génn vote ji parce que dañuy tiit et ça c'est important parce que c'est le rôle de l'État nit ñi nekk ci situation yoo xam ni dañuy mën a vivre décemment. Souleymane yu mel nii bu amee aussi dañ ci xaar justice maanaam parce que ñi nga xamante ni aussi faat nan am na lu yoon war a def ak ñoom mais aussi ñi topp journalistes yi sëngale leen ba taal seen oto ñooñu aussi justice war na ko leeral. waaw justice moom day ay anam yu bëri lay intervenir am na yoo xam ne day autosaisir am na yenn yoo xam ne dañ koy saisir ñun nag ñu ngi waxtaan suñu biir ba xam ban taxawaay la ñu taxaw ci fànn boobu. parce que tamit yenn yi bu amee boo demee ba xalaat bu baax a baax du ñàkk sax nga porter sa bopp plainte contre X wa illa parce que ñun suñu reporter bi dañ ko gaañ fu mu nekk nii ñu ngi koy faj waaye dañ ko gaañ sérieusement te am na ñu faatu am na ñoo xam ne accident la lu bëri daal xew na loo xam ne ni il faut aussi mécanisme yëpp fonctionner parce que état tamit noonu la tëddoo dafa am ay mécanismes yu bëri yoo xam ne dafa lalu di xaar bu dara xewee il faut mécanisme yooyu actionné wu parce que bu actionné wul rek leneen mooy actionné wu donc ñu ngi yaakaar ni justice bi ak yeneen démembrement yëpp ku nekk ci sa wàll di nga def li la war ñun nag dinañ waxtaan suñu biir lu ñu war yëpp nañ ko def li ñu warloo ak ñi nga xam ne ñoo bokk ci ñun li ñu warloo ak li nga xam ne ñoom ñoo def lu ñaaw lii ak li ñu warloo ak auditeurs yi téléspectateurs yi lecteurs yi internautes yi nga xam ne ñoom ñooy utiliser suñu ay produits ak suñu ay services mais justice moom ala kulli xaal yu mel nii il faut mu saisiru wala ñu saisir ko pour ñu mën a àtte ñu mën a arrêter parce que justice nag garant la moom mooy garant démocratie bu fonctionner démocratie fonctionner bu fonctionner tul rek leneen mooy ñëw parce que bu boobaa jaay doole mooy am maa la ëpp doole koo mën dóor te loolu loi de la jungle la te loi de la jungle nag dafa baaxul ci dara rawatina période électorale bi nga xam ne par définition période tension la donc ñu ngi vraiment ñaan nit ñi ñu delloo ci seen xel responsable yi citoyen lambda bi ñëpp ñu xam ne lii jongante la rek dañu tànn kan moo ñu jiite bu ñu demee ba ca cappaandaw la kii yàlla tudd ni moom la ñu fal moom la majorité carte yi di fal gannaaw bi ko yàlla bëggee waaye ci majorité carte yi lay jaar bu ñu demee voté ci jàmm noonu la mës a demee lii nag dugguleet
violence du guléet waaye nag lu ñuy wax xar day weesu mbote da ngay def dara benn année beneen élection bu ñëwee nga yedd sa bopp ne lii kat problème la woon naa xool nan laa koy saafara bu beneen ñëwee ñu dem ba nga xam ne ñun suñu vision suñu rêve moom mooy ñu dem ba nga xam ne bu ñu voté day mel ni jour normal. mën nañ sax jël benn lundi nit ñi xëy dem voté ji ba ngoon ñu comptabiliser résultats yi génn le lendemain nit ñi dem xëy. waaye bu nekkee nii lay continuer di dal ci ay journalistes di dal ci ay citoyens di jamante ay paaka di saagante di génnante ay mbolde di waxante yu ñaaw di dóorante di fayantoo loolu jëmuñu ci loolu ci safaan bi lañ jëm te loolu baaxul ci kenn ci réew mi baaxul ci réew mi baaxul ci développement baaxul ci institution yi baaxul ci dëkk bi parce que nag jàmm bi moom mooy suñu actif bi nga xam ne moo ëpp importance actuellement c'est un actif immatériel waaye c'est un actif inestimable bu doon société la tey bu ñu koy évaluer moom mooy ëpp valeur ci biir société bi Sénégal tey suñu jàmm bi suñu stabilité bi moom mooy suñu actif bu ëpp importance du pétrole bi du gaz bi parce que yooyu yëpp day jeex te boo ko amee lu mu bëri bu laloo ci instabilité du la jëriñ dara parce que da nga ko dul mën a exploiter benn société la dul intéressé donc nañu delloo ci xel yi gën a rafetaa gën a defaraat toogin wi gën a sellal wax ji bu boobaa nag mu des benn dëkk bi dafa am nu mu laloo dafa am nu mu bindoo mu am ay régulateurs sociaux régulateurs yi médias yi ci lañu bokk nañu woote jàmm dëgg la nañu woote jàmm di wax jàmm ngir jàmm am ci dëkk bi ñu mën a continuer suñu développement mën a tëdd nelaw mën a yar suñu ay doom mën a yokkute kàddu yi rafet na Abeb ci loolu la ñuy tëjee sax comme ni nga ko waxee waaw man sama pour jàmm ji waaw non man suma dernier propos quand même c'est pour les reporters de Futurs Médias qui sont sur le terrain les féliciter pour le travail qu'ils accomplissent depuis le début. Tout à fait. parce que gis nañu liggéey bi rafet na. soo xewul. te tëdd nañu njaaxanaay moo nekk loo xam ne lu am solo la. deuxième chose bi mooy ñi nga xam ni ñoom ñoo nekkoon Tambacounda tey di leen masaw parce que c'est important. di leen ñaax itam di leen xamal ni métier bu mu ci mënti doon ni nga ciy màgge dafa am noo ciy màgge bunt yi ngay jaar pour màgg dafa bëri tey ñii nekkoon Tambacounda màgg nañ ci métier bi. ndax bu ëllëgee même situation bu posé woo dinañ am beneen réaction et ça c'est important xëy na c'est malheureux que ñu màggee nii mais c'est quand même utile de temps en temps que tu sois confronté à des situations difficiles. Mais cela n'empêche qu'il faut condamner avec la dernière énergie ce qui s'est passé aujourd'hui. Mais encore une fois ñoom ñi ngi leen di masawu di leen wax gàcce ngalaama seen liggéey rafet na te wax dëgg yàlla rafetlu nañ ko ñun ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci direction. jërëjëf yéen it ñi ngi rafetlu ànd bi na àndoon ak yéen Souleymane Niang directeur de l'information yor wàllu stratégie ak développement bu groupe Futurs Médias Alioune Badara Fall ngeen gis ko nii kon moom mooy njiital l'observateur ñu doon waxtaanee rek ca la xew ca Tambacounda ñaari bakkan nag faatu nañ fa fële nga xamante ne moom mooy Tambacounda kenn ki nee nañ dañ koy jam paaka ki ci des ab oto moo ko fiir journalistes yi it am na ñu leen toppoon ërtal leen ba taal seen oto ñoom it ñu am ciy gaañu ba am ñenn ñoo xamante suñu naataangoo la nekk fii ci groupe Futurs Médias am ci gaañu dégg ngeen li Souleymane wax matukaay bi nga xamante ni kilifa yi jël nañ ko ci kër gi maanaam dañ leen di rappeler woolu leen en attendant ñu faj leen dëfal leen parce que lu mel ni ku ko dund sa xel saak yu nu mel doo xalaat liggéey laata nag ñuy wéer liggéey bi bu fekkente ni candidat Issa Sall la moom fu mu dem rek ci diwaan bi groupe Futurs Médias am na fay ndaw ñooñu danañ relayer li nga xamante ni kon moom mooy activité am en attendant ñu waxtaan ak lépp loo xamante ni daal ay kuréel la di jëm ci àq ak yelleefu taskatu xabaar yi jamono ji waa SYNPICS ñi ngi daje ngir rek génn ci ab communiqué dégg ngeen sànq également Assane Diagne mi nga xamante ni moo fi teewal Reporters sans frontières ñaawlu na ko nee na it kilifa yi ñu def ci enquête na mu gën a gaawee ñi def lii ñu teg leen ay daan dégg ngeen également li ministre de l'intérieur wax ak waa PUR kon mbokk yi fii leen jëm ak yéen ci édition spéciale bi incha allah ci kanam Papis Diaw mi ngi ñëw 17-18 moom it wéy li nga xamante ni moom mooy actualité rek jëm ci élection présidentielle yi yàlla def jàmm ci Sénégal.